yéen kaay yi ak lu ñu xëyee Chérif Dia lañ ci àndal tey Chérif ñu doore ko ak l'observateur ñu dellu siwaat ak li xewoon démb muy taw bu jur mbënn mu bari un cadeau empoisonné pour le régime la ko daal di tuddee l'observateur ak jeu de mots yi ñëw kon ci Ndakaaru ni mu waameek ndox mi ni mu bëree banlieue bi gis nga ko inondation yi daal di fay dekkuwaat gis dégâts yi naka bari na muy ay Aïnouma di 1 2 bu Kër Massar ba ci sax pont bu bees bi nga xamante ni àllarba bi passé lañ ko daloo moom it ci Kër Massar indi na gàllankoor askan wi bu ñëwee tegal également ci gis nga ko paxum jinax mi ñu nemmeeku ca route nationale bi wetu Patte d'Oie mi ngi noonu nag li ciy dëgg journal bi daal dina ciy ñëwaat ak tamit météo bi nga xamante ni kon annoncé na benn système pluvio orage bu mag a mag maanaam dina tawaat tey ak ëllëg jëm sax ba ci ajjuma ji buñ sukkandikoo rek ci journal bi daal di ñëwaat également ci taw bi conséquences yi mën a am nag ci élection législative yi ñu ngi ko jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru juillet boo sàgganu na gis nga ko rek dina tax abstention maanaam am ñi ngi fàttaliku la xewoon Touba ci rek ay abri provisoire yéen doon voté ngelaw la ba mu ñëwee nag daal di yóbbu matériel électoral ba buñ ci waxul nag loolu dana dalaat ba tax na am assurance yoo xamante ni direction générale des élections daan na koy wax gis na nag valeur réserve yi jëm kon ci 60% Sénégal gars yi daal pétrole bi dafa mel ni am nañu ko soxla bëgg rek di ko jege waa wut saa gis nga ko appétit bi mi ngi noonu ñoom it bëgg nañ ko am na ay discussions yoo xamante ni am nañ ko Sadio Mané tey muy bis boo xamante ni bisu gulwaar la ñu ngi koy xaar fële ci Rabat muy capitale politique bu Maroc moom nag fa la ñuy décerner les CAF Awards ñot na ni moom Sadio Mané daal ballon d'or bi dina ko jëlaat ñaareel yoon Youssou Ndour sax dem na fële nga xamante ni moom mooy ci Rabat ngir daal di soutenir gaynde dossier bi nga xamante tamit journal bi def na ko jëm ci tendance bi li nemmeeku ci réseaux sociaux yi gone yi nga xamante daal nee nañ ay jànqlan seen ak ndaw ñu koy wane ci internet bi ñu koy wax laabaan gi ba tax na docteur Massamba daal mi ngi koy diagnostiqué. aywa ñu doon am enquête. enquête ak galère capitale la ko daal tuddee maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne askanu Ndakaaru dund nañ ko démb image bi nag mooy illustré lépp jaaxle geek ñii daal ñu ngay patauger ci ndox mi 84 millimètres moo taw démb ci Ndakaaru milliards yi fan la jaar ci la rek assainissement muy loo xamante ni journal bi mi ngi koy samp laaj gars yi ñu ngi ci campagne bi Fatick. aywa le quotidien. le quotidien gis nga ko Dakar plus de gorge la ko daal di tuddee maanaam daal gis nga ko mooy pax mi nga xamante ni rek à la gorge waaw muy loo xamante ni ñi ngi koy nemmeeku boobu ba léegi ak la xew kon ca pont Sénégal 92 ba ak tamit gis nga ko Ousmane Sonko tey ñu ngi koy xaar fële nga xamante ni moom mooy ca Matam muy Sonko kon attendu ci titre foncier entre guillemets bu Macky Sall Farba Ngom moom nee na nan soofantal ki nga xamante ni mooy ñëw Ousmane Sonko foofu ca jamono jooju waaye askan wi moom ñu ngay rek mobiliser wu su ko defee kon ñu daal di koy teertu fële nga xamante ni moom mooy ca Matam. Le Soleil. Le Soleil moom fenn la fële ñoo muy rek Macky Sall ci biisu Dakar dem di nga xamante ñi ngi ko doon daloo dem muy fanweer ak ñetti bus interurbain maanaam daal diggante Dakar ak diwaan yi daal la daal nar a dox buñ sukkandikoo journal bi. Libération daal di ñëwaat également ci mbiram fraude fiscale la ko daal di tuddee ak tamit loo xamante daal mbiram Nestlé la dafa mel ni daal kër gi ñi ngi leen joxoñ baaraamu tuuma daal ci loo xamante daal duñ fay wàllu fiscalité ak transaction yi nga xamante ne meeko noonu ko diggante Nestlé Esta bu Suisse ak société production bu Nestlé bi nga xamante daal concerne transfert yoo xamante daal bi ñu xoolee wàllu fiscalité moom ñi ngi leen di réclamer 2,4 milliards de francs CFA ci multinationale boobu tribunal ba gis nga ko rek am na benn expert boo xamante ne moom mooy déposer rapport am fii ak ñaari weer ñaa ngi nii mu Idrissa Goudiaby ak François Mancabou mbiri leer na nag pour mbiram Idrissa Goudiaby bi ñu defee contre expertise bi li mu xamle mooy balu fetal moom moo rey ki nga xamante ni kon moom mooy Idrissa Goudiaby Mancabou moom dafa xaru ak tamit témoignage yi nga xamante ni ñam bokkoon ak cellule ba ñoom ñoo ko def et puis Bourguiba bi taximan bi nga xamante ni ab dawal ko cag-cag moo ko rey. La Tribune. ñëw ba léegi rek ci li nga xamante ni gis nga ko mooy inondation yeeg Ndakaaru Thiès Kër Massar pluie bi daal indi na fay jafe-jafe gis nga ko rek lu toll kon ci 766 milliards yoo xamante ni dugal nañ ko ci wante France daal di xënan ca jamono yooyu gis nga ko buggaan moom nee na ñi defaroon ñi tax inondation yi am ci Kër Massar dañ leen war a topp ci yoon wàllu haute trahison moo ngi fa doon amal tukki nemmeeku. Walf Quotidien. ñëw ci stratégie de débauchage bi nga xamante ni gis nga ko bu risqué la nag muy pari risqué bu Macky Sall li nemmeeku mooy diggante local yi ak législative yi lim fiy jëlaat ci ay maire yoo xamante ni feneen lañ leen fale woon bari na ba tax na journal bi daal di ñëwaat foofu ak tamit ndox yi nga xamante ni gis nga ko quartier yi daal waame na ba nit ñi jaaxle. aywa bés bi le jour. ñëw ci loolu ba léegi ak image baa ngi nii mooy pax mi ñu leen doon wax sànq rek ca suuf pont Sénégal wala pont de l'émergence muy taw yoo xamante ni ba mu amee daal Ndakaaru moom naan na ba mandi bu doon loolu daal lañ ko mën a tënkee premier soxna si moom moo gën a xarañ rek ci concours général
muy Fatou Niang moom nag gis nga ko rek élève la en classe de première mais yéeneem mooy gis nga bu demee terminal changé nag est la nekkoon waaye day dem ci wàllu littérature ndax daal loolu la gën a bëgg et puis tamit gis nga ko lii doy na waa trop muy bac ba ca Ross Béthio benn faux correcteur mooy étudiant boo xam daal da doon proposé ay candidat naan leen da leen di corriger jox leen ay notes yu baax échange ba nag mooy def yëfi saay-saay. Fatou Niang élève en classe de première à la maison d'éducation Mariama Ba ñu dem ci les parce que Mariama Ba la moo tax nga ji insisté waat da nga fàtte woon da nga sote woon Mariama Ba bi ma la koy fàttali aywa les échos ñu ñëwaat ci li nga xamante ne rek mooy les échos wax nga ko ak taw yu bari yeeg dégâts yi nga xamante ni indi noonu ko fii ci Ndakaaru cimetière Saint-Lazare hôpital Philippe Senghor autopont Yoff VDN Kër Massar indoon na ba yàqu gis nga ko Kër Massar naka noonu ba ci sax Rufisque Guédiawaye daal daanaka daal Dakar bu ci gàttal quartier yëpp la ndox mi daal di concerné CAF Award yi mooy beneen événement bi nga xamante ñu ngi koy xaar tey Sénégal daal jàpp na ni la gën a duuf ca nag moom ñoo koy jël muy gis nga ko Sadio Mané entraîneur bi nga xamante ni moom mooy Aliou Cissé lii lu yéeme la ma ngay xewee ca Cité Colonel benn étudiante bu am 19 ans ñu daal di koy drogué séquestré ko lu toll ci ñetti fan avant ñu koy siif muy loo xamante ne gis nga ko rek ñetti doomu aadama ñoom ñoo def lu ni mel. aywa ñu dem ci Vox Pop. ba léegi rek muy taw yeeg mbënn meeg dégâts yi nga xamante daal ñu koy jur fii ci Ndakaaru et puis tamit pont baa ngi nii autoroute Limamoulaye bi nga xamante ni kon daan na fi mu toll gars yi nga xool kan mooy responsable ci lu ni mel Idrissa Goudiaby la ko faat léegi xam nañ ko Aminata Ngiraan moom bàyyi na Karim Wade fekki Macky Sall. aywa las. ba léegi rek ci wàllu ndox meeg banlieue yi nga xamante ni kon daanaka delluwaat nañ ca la leen xamee woon muy ay quartiers yoo xamante dëgg ci ndox mi lañ daal di nekk. moom nag ma nga xam le vrai coupable ci lan moo tax gis nga comme muy image bi def le tour des réseaux sociaux depuis dem ba léegi pax mi nga xamante ni moom moo tax rek ñu daal di tëj sax benn sensu pont Sénégal ba nag nee na diggante CRBC la ONAS bi nga xamante ci kanam dina dalal directeur général bi ak tamit direction environnement jëm rek ci ñoom lañ daal ñoo fa doon amal ay liggéey ci wàllu BRT ba tax na kon mbir mi daal di amaat et puis tamit abonné sous la pluie li nga xamante rek mooy TER ba ñu ni mel dañ leen abandonné waaw muy ay usagers yoo xamante daal démb tamit ñoom it jaaxle nañ ci taw bi ndax TER bi dafa paanoon. Sud Quotidien. Dakar sous les eaux ñoom alerté woon nañ bu yàgg ñoom Sud Quotidien gis nga ko muy banlieue ba Grand Yoff ba ci Kër Massar fu ci nekk daal nit ñi nga doon am njàqare li ko waral mooy ndox mu bari mi nga xamante ni taw na démb ci Dakar. Le Témoin. waaw après la pluie les dégâts kon ce n'est plus le beau temps bu sukkandikoo ci journal bi daal di ñëwaat rek ci kon dégâts yi nga xamante ni daal dina koy jur kii tamit wax na lu am solo muy Sénégal daal administration moom nërmelu na fi dafay affaissé li ko waral mooy gis nga ko rek wàllu évaluation compétence moom jiitaloon ko Sénégal daanaka ñu gën a tëlle leen jox leen loo xamante ni mën koo yor muy El Hadj Ibrahima Sall mi nga xamante ni nekkoon na ministre du plan ci jamono Abdou Diouf record daal di ñëwaat rek ci li nga xamante ni mooy Sadio Mané Aliou Cissé ak Lions yi nga xamante daal daanaka ñoom ñooy ay favori ngir rek jël gën a bëri ca CAF Award yi nga xamante ni kon tey jii ci ngoon lay amee fële ca Rabat mi ngi noonu nag muy Sadio Mané ak Aliou Cissé mais ba ci sax Pape Matar Sarr mi nga xamante ne gis nga ko moom outsider la ci gone yi nga xamante ne ñoo gën a xarañ muy rek record bi nga xamante ne gis nga ko CAF Award yi mel ni Yaya Touré ak Samuel Eto'o ñoo ëpp li nga xamante ni moom lañ koy jël. stade pour finir. Sénégal nag pare na rek ngir jël lu bëri ci la nga xamante ni mooy CAF Award yi mi ngi ne Sadio Mané favori bi Edouard Mendy bokk na kon ci trio ba sax seen entraîneur di Aliou Cissé soxna Fatou. ñu jeexalee sunu lamb. sunu lamb waa que sont devenus kon li nga xamante rek mooy les rois des arènes muy Balla Gaye ngi nii Eumeu Sène ngi nii ak ki nga xamante ni kon moom mooy Modou Lo. journal bi nag samp ci blague ak côté positif d'une rivalité muy loo xamante daal ñëwaat na ci ab dossier ci wàllu làmb ji nga xamante daal dafa mel ni moom it ñu dal ndox mee leen dal làmb ja ma ngay dee. jërëjëf Chérif Dia bu fekkee ne làmb ji ndox bi da koo lóoral loolu yëpp dinañ ci waxaat beneen yoon ndax yow da ngay tooñ aywa ñu dem rapidement Malick ci actu commenté bi gis nañ démb loo xam ne gëj na fee am muy ndox mu bari mu wàcc Ndakaaru indaale quand même yàqu-yàqu yu bari Malick Thiandoum 84 millimètres moo daanu ci capitale bi 84 000 problèmes daal di juddu ndax li ko dalee Dakar ak banlieue bi lépp daanaka ñi ngi ci biir ndox mi mu bari ay infrastructures yu nga xam ne defaroon nañ ko ngir kaaraange askan bi ci wàllu mbënn mi waaye mu mel ni furaas daal di xëddeen day saafara su jur jàngoro tey question bi nga xam ne moom la nit ñiy laaj mooy milliards yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu inondation bi est-ce que lii lañ ci doon xaar donc tey 766 milliards d'investissement pour xeex contre les inondations mu taw benn bés rek Dakar mel ni mu mel autopont yi di daanu kër yi nga xam ne itamit ñoo nekk ci banlieue bi am ay jafe-jafe boo demee Kër Massar bi nga xam ne rek rien que ci année bi passé lu mat 11 milliards investir nañ ko ngir aar askan bi mu tawee dafa mel ni autopont yañ fa defoon moom moo sax jur jàngoro ju rawul dafa amoon donc kon loolu yëpp dafay indiwaat
un sérieux problème mooy infrastructure ouvrage yi nga xam ne defar nañ ko ñi ko defar est-ce que defar ba baax na donc tontu bi day daal di nekk déedéet bu fekkee nag dañ la jël ay milliards dénk la ko ngir nga defar mbir mu taw la nga defaroon yàqu je pense que war nañ la déglu war nañ la càmbar pour xool li nga liggéey naka la demee bu fekkee ne ay daan war na am ñu teg la ko mais li wér te wóor moo di ni Ndakaaru démb problème yi foo ko natt weesu na ko au niveau de Cambérène Yoff toute la banlieue disons était dans les eaux tey xëy na bu Malick Thiandoum tëddee nelaw am na ñu nga xam ni guddi gi yëpp ngàcc la ñu fanaane bu xiinee seen fit yi mi ngi ci seen bopp ci seen kaw bopp yi ñu bëri démb ay ci autoroute bi ak ci tali yi dañu am jafe-jafe ci dem beeg dikk bi parce que oto yi dañ ñëw ba foofu ñu paan xuloo bi nit ni xus diggante ñi leen yaboon ak ñi nga xam ne tey dañu bëgg a dem te mënuñu dem delloo leen ñu suñu paas lañ la doon même bu ñu la delloo sa paas sax amoo foo paasaat dem donc c'était vraiment terrible c'est un cauchemar qu'on est en train de vivre actuellement le marigot de Mbao débordé na nga dem cimetière Saint-Lazare fees na dell ak ndox Philippe Maguilène Senghor ak li ko wër fees na ak ndox et ça remet encore en question dëkk bi nga xam ne c'est vrai ay BRT la ñuy defar ak lu mel noonu mais dañu caxatee dëkk bépp gas fépp te liggéey bi parewul ab dëkk nag boo koy defar mënoo gasandoo fépp boo gasandoo fépp yi tamit dafa am ay mesures d'accompagnement yu mu war a àndal mu am ay déviation mu am ay circuits d'évacuation des eaux mais bu fekkee da nga gas fépp te amuloo fenn foo defar yoon wi ndox mi mu jaar ndox bu bàyyee yoonam dafay jaar feneen te fu mu jaar def fa ay dégâts mais en tout cas il y a nécessité d'évaluer les milliards investis dans dans ce problème d'inondation. Très bien. Marcel? Waaw, je pense que actuellement on peut dire que prévision bi gouvernement bi jotoon nañ ko joxe en tout cas par la voix du ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam moo doon déclaré en juin que bu fekkee ne li nga xamante ne dañ ko observé ci yeneen pays sous-région bi dafay nar a dal Sénégal eh bien ñu xam ne que benn ouvrage du mën a résister li nga xamante ne moom mooy inondation yi donc Malick Thiandoum wax na ko am na benn programme décennal bi nga xamante ne jot nañ ko établir de l'ordre de un peu plus de 766 milliards de francs CFA donc te mu jeex année bi donc financement beeg yooyu on se demande effectivement ndax xaalis boobu noonu ñuy jëriñoo vraiment c'est utilisé à bon escient est-ce que ñu ngi koy def fi ñu ko war a def en tout cas ci yenn infrastructures yi et se pose encore une fois le problème de l'assainissement à Dakar ndaxte même en temps habituel na ngay dox ba mu yàgg nga dugg ci benn koñ nga gis na ne caniveaux yi ñu ngi déborder donc bu dee nii la tamit en période d'hivernage on peut dire que malheureusement du bett kenn ndaxte chantier yi bëri na tamit li ñu jot a gas ci dëkk bi bëri na et puis ANACIM prévoiroon comme je l'ai dit ay li nga xamante ne événements pluvieux extrêmes noonu la ñu ko tuddee et que donc il y a plusieurs facteurs en tout cas qui entrent en jeu je me dis que quelquefois aussi dëgg la infrastructure yi war nañ ko xoolaat xaalis bi fi ñu koy def tamit mais quelquefois tamit am na fi nga xamante ne bu fa taw bi tollee dalay ëpp doole bon après relativement on peut dire que bëriwul li fi jot a tuuru démb mais force est de constater que Dakar il suffit que mu commencer di wiis tuuti rek nga gis ne mbedd yaa ngi commencer di xaw a tooy donc a fortiori quand c'est des pluies plus extrêmes alors am na li nga xamante ne aussi jotoon nañ ko def ci seen programme boobu ba ñu évaluer woon benn dispositif de prévention ak gestion inondation bi ñu testé woon en mai ba muy am ay pluies quand même exceptionnelles à Taïba Niassène on avait enregistré 127 millimètres pour une première pluie quand même ñu waxoon ne dispositif boobu noonu testé woon nañ ko et ça avait réussi on se demande comment se fait-il que pour 80 et quelques millimètres dispositif bi ñu teg en place que ça ne puisse pas réussir donc mu di ay facteurs yu bëri yoo xamante ne ça peut atteindre aussi le domaine technique on laisse voir les spécialistes xool lan lañ ciy nar a wax toujours est-il que am nañ ci ay motopompes yoo xam ne déployé nañ ko brigade sapeur pompier yi et ak forces armées yi ñoom ñoo koy utiliser année bi am na ci yoo xamante ne am nañ capacité 1000 mètres cubes par heure donc de pompe là encore on se demande vraiment où tout ce matériel tous ces financements passent parce que bu ñu gisee images yi vraiment ay images yu doy waar la encore une fois di masawaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy dund dans ces inondations. voilà ñu ngi masawu ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ci mbënn mi ak jafe-jafe yi ñuy jànkonteel jamono ji Chérif. oui ba tax na kon vautours yi ñoom ñi ngi xaar
parce que xam naa ci kanam di nga dégg ñu ne déclenché nañ fi encore plan Orsec pour beneen am ñu plan. ciy dundaat parce que mënul réew moo xamante chaque année ñu ne plan Orsec dañ koy déclenché jëm ci wàllu lutte contre les inondations surtout bu fekkente ne kon ndox mi bëree na nii parce que waroon nañ ci jàngat comme ni ko Marcel waxee parce que ANACIM déjà alerté woo na ni dinañ jëm ci nawet boo xamante ni dina bëri et je pense que li nga xamante ni jëm na ci ouvrage yeeg entretien yeeg yu ni mel waroon nañ cee jug boobu ba léegi ku kenn newul ne bu tawee ay lii mënul ñàkk il faut ay taataa am wala et cetera mais am na ci quartier yoo xamante ni dañ fa demoon surtout Kër Massar googu nga xamante ni gis nga ko gars yi defoon nañ ci xaalis bu bari boo xamante ni diggante ministère des collectivités territoriales ak ministère bi ñu denk wàllu assainissement dugaloon nañ ko fa ba ay sax gis nga ko au delà de ça ak plan décennal bi nga xamante ni plus de 700 milliards la daaw am na benn commission d'information boo xamante ni assemblée nationale moo ko ci mën a woon mooy encore une fois comme ñi ngi ci période de campagne ñu ne député yi dem nañ xool fan lañ dugal koppar yi ak naka lañ ko yoree defoon seen rapport ba daal di koy jébbale terewutoon quand même mu daal di yey ñu bari muy loo xamante ni également réew mi li naan wàllu évaluation il faut ñu koy def mais aussi di sanctionner parce que encore une fois dañuy ñëwaat ci président de la république moom it on le prend au mot parce que moo fi demoon fii King Fahd Palace bu fi courant bu coupé ne am na ku waroon def liggéeyam defu ko ba tax na kon 50 secondes yooyu ñu toog parce que devant waaw parce que boobu ay chef d'état la rek et cetera alors que fii nii waaw alors que lii surtout li nga xamante ne mooy image bi tey xewee fa li nga xamante ne mooy ca Patte d'Oie ingénieur bi ma dégg Ibou Kane jël ko dans son élément li mu wax c'est pas sérieux mu ne woy bi ñu defar wàllu assainissement liggéey bi pare wutoon ngeen livré ko parce que waroon nañ ko pare parce que bi ñu koy defar dañ ko yàq dañu ñëw fekk loo xamante ni pare na ñoom yàq ko ne dañuy defar ay canaux et cetera pour ndox meeg wàllu BRT bi ñu xam ne ñu ngi ci jamonoy nawet à l'époque c'est le préfet même qui avait sorti un arrêté pour dire que dañuy boucler fi nga xamante ne mooy allée boobu daal di koy tëj pour mën a permettre nit ñi ñu daal di circuler moo waraloon déviation boobu mais loolu pareegut mooy kii c'est ce qu'il a dit dans l'élément waaw directeur régional AGEROUTE donc muy loo xamante ni quand même c'est très grave parce que liggéey bi parewul ngeen livré ko alors que y a des milliards quelle est l'entreprise bi nga xamante ni déjà njëkkoon nañ ko jox xaalis bi pour mu daal di def liggéey bu war waaw donc mais campagne lañ nekk di Chérif est-ce que duñ fa jaaree sa sanctionné waale leen comme bu dul campagne ku defut sa liggéey da nga war a rendre compte parce que préjudice moo gën a garaaw fii tey ñi dëkk tey moo la wan ñi dëkk banlieue bi wala doon jógee fii di dem jaaree Patte d'Oie yu ne mel dañuy bloqué ba heure bi boo fa demoon tey embouteillage bloqué les gens vont perdre encore beaucoup d'heures pour dem liggéey am na ñoo xamante ne jël nañ xaalis bi ñaata lañ facturé yu ni mel parce que waa CSE ñoom dégagé nañ seen responsabilité ils ont dit que ñoom li leen concerné woon mooy ci kaw pont bi moom lañ leen defar mais suuf gi concerné wu leen mais li ñu ràmmee ko mooy il y a 1 ou 2 mois l'arrêté du préfet de Dakar moo taalatin moom moo wane dañuy tëj fii pour defaraat li nga xamante ni moom moo doon liggéey bi donc on a parlé du CRBC bi nga xamante ni bon c'est une entreprise chinoise je pense boo xamante ni ma nga fa ak waa ONASEC bi nga xamante ni ñoom mooy waa CETUD di yor waa liggéey bi donc bu fekk ne am réew moo xamante ni lu waay neex def mooy li Ibrahima Sall wax donc si journal Le Témoin mooy dëgg la quoi parce que day réew moo xamante ni léegi kilifteef amatu fii les gens ne rendent pas compte compétence ñu teg ko fële moo waral kon pëcc xoog yi alors que nag état bu ñu la ko dénkee je pense que surtout nga yor wàll ay fonctionnaires ak yu ni mel bu ñu liggéey dañ ko war a teg ci yoon looloo tax Sénégal yi li Fatou doon dafa am solo parce que période campagne la ñu nekk c'est sûr que les opposants vont saisir cette opportunité là pour flinguer l'État ci wàllu inondation mais il faut pas qu'on en fasse un fond de campagne li ñuy xaar c'est de bonne guerre non c'est de bonne guerre mais li ñuy xaar mooy ñu waxtaan ak ñun ci wàllu programme ci mais programme bokk na ci maanaam dañu jëloon ay non Malick programme bokk na ci ñu war a waxtaanee waaw non programme bokk na ci ñu jël ay milliards def ko ci inondation mais c'est ce que j'ai dit au départ que aujourd'hui on doit évaluer mënuñu jël 766 milliards def ko ci mbir bu ñëwee mu yàqu nga jël ay autopont defar muy toj war gën a yokk joote ñi ko def war nañ leen càmbar war nañu ci liggéey ba képp ku nga xam ne tey lekk nga xaalisu askan bi te liggéey bañ la defoon jaarule woo ko ci yoon ñu sanctionné la mais faut pas que tey benn Malick Thiandoum jël ko rek campagne mais Malick aussi li Chérif wax d'accord naa ci yaakaar naa c'est de bonne guerre parce que aussi bilan dafa war a bokk ci bilan bu baax ay milliards mënoo ko def ci lu mel nii après nga xëy rek affaire yi jaar naka sudul noonu c'est tout à fait normal gars yi bilan moom on est tous d'accord sur ça au-delà de tout ça qu'on attende peut-être les résultats qui se concrétisent ou pas il est aussi temps puisque le président appelle à ce qu'on ait la culture de la sanction moom tamit mu am culture di wàcc sur le terrain quand il y a ce genre de problème là di massawu au moins taxawu population yi on n'en attend pas moins d'un président ni mu motivé pour di dem ay cérémonie
ñuy inaugurer ay structures ak pose yooyu première war na mën a dem tamit di masawu population yi leen taxaw c'est déjà un pas de li moo gën a nekk sax nag wax dëgg yàlla dëggantaan et c'est tout à fait normal gars yi taxaw wax ci parce que lii moom lu doy waar la travaux yoo xam ne ni ko Chérif waxee ça a pris peut-être des années ñu xëy benn taw ñëw jaare fa lépp non parce que li ci doy waar mooy mu seey mel ni glace bu njëkk côté banlieue bi ñu njëkk Pikine ginnaaw raay fa la gënoon ëppee ay jëm ko fi nga xamante ni kon moom mooy ay jida caare ko mais gis nañ même Dakar fépp la fii yéen dëkk Almadies gi gis ngeen ko Wakaam ak partout donc war nañoo xoolaat hier on a vu au Mamel quand même c'était une partie de la cité Mbacké amul fii benn quartier boo xamante ni terrain Liberté 6 bi ngeen wane sànq boo xamante ni dem nañ ci xaalis bu bëri dafa gazon gone yi doon football gis nga bu doo ko xam ne lii mooy première partie bi avant muy gis nga lii la mujjee taw bi donc fépp la fépp ci Dakar donc urbanisation bu plan Orsec demee ba nekk plan duufal sa poche dafay daal di indi problème plan Orsec ak lu mu mënta doon milliards yi ñu génne nañ ko defaat ci liggéey bi mu nekk liggéey bu baax mais ça c'est de la tricherie te tey taw bi moom moo weer ñi ko liggéey. Très bien aywa 7h jot na ba tegal fukki simili ak juróom-benn ñu dem léegi ci un jour au Sénégal un jour dans le monde.